di leen nuyu bu baax a baax di leen ziar kontaan ci teewaat fii ci waxtu wi du ñàkk ci kanam tuuti ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy épreuve éducation physique yi nga xamante ne war nañ ko amal ci baccalauréat ndax nag waxoon nañ ne du ñu def épreuve EPS waaye ci mujjantal gi ministère de l'éducation nationale mujjee na ko daal di dogal ndax nag suba la war a tàmbali jëm ba le 28 bu ko defee ñu dalal fi secrétaire général national bu association nationale des enseignants d'EPS ñu ñëwaale it ñoom it ci seen yi jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy dund du bu fi teewee mu di Khalifa Ababacar Ndiaye ñu gën a yaatal mais gannaaw 20h bi lay doon xibaar yi ci wolof ak rédaction bi pàcc bu njëkk bi ñu jagleel ko wàccaayu tabaski bi ndax it nag jamono ji gis nañ ne xar yi ñu ngi ci mbedd bi waaye it ministre de la santé moom it def na ab visite jëmee ko si yenn point de vente yi ngir jébbal leen ay masque waaye it ñaax leen ci taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am jëmee ci mbas mi ñu dalal fi tey Ismaïla Sow nekk président conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal nekkit membre ci conseil économique social et environnemental monsieur Sow dalal jàmm ci plateau. jërëjëf Aram maa ngi lay nuyu di nuyu sa collègue bi di nuyu téléspectateur TFM di nuyu kilifa kër gi ak Sénégal ak sénégalais yi koy seetaan yi. Daouda ziar naa la. maa ngi lay fay ajaratu. alors ñu ñëw ci ni ma ko waxee sànq ku ne tabaski wax xar dina baax tey ñu am situation bi ci dëkk bi nu mu tëddee jamono ji. waaw xel mu daal ndax mën naa wax ne ci information yi ñuy am yëpp mel na ne mébét bi ñu amoon ñun ak mën naa wax administration mooy ministre de l'élevage de production animale ak ñu suñuy membres yëpp. mun naa wax ne am atteindre nañu ko ndax amoon nañu mébét que opérateurs yi ak éleveurs yi ñu am ay financement soo ko defee ñu dem sur le terrain ñu dem wuti ay xar ñu transporter ko indi ko ci dëkk yi sénégalais yi mën koo jënd. beneen mébét bi aussi bokkoon na it ci nguur gi seet naka la war a mën a taxawoo éleveurs yi ba nga xam ne du ñu mën a tumaranke ci wete collectivité territoriale yi comme maire yeeg ñoom seen yooyu. beneen bi aussi mooy problème transport bu ñuy ñëw. loolu yëpp wax dëgg yàlla ministre bi jébbal nañu benn circulaire bu président de la république signé wone ne exonéré na lépp luy droit ak taxe joxe it ay directives ci bépp point de vente boo xam ne bi aussi mairie ba fa nekk na jàppale ñi nga xam ne ay jaaykatu xar lañu. waxtaanu ministre bi aussi contacté woon na it ay collègues am yi nga xam ne daan nañu fi ñëw di jaay ay xar mooy Mauritanie ak Mali. ñooñu tamit. mais góor gi xel dalagul de. parce que fi mu toll nii boo xoolee dëkk bi yëpp. ay xaru yar nga fi gis. te xaru yar. ñi nga xamante ne ñooy sénégalais ñu nga xamante ne seen koom demewul noonu. mënuñu ko jënd parce que tey jii boo laalee xar 200 000 jëm kaw lañ lay wax. non xaru càmm yaa ngi ci biir dëkk bi. waaw bëreegul de. parce que ci suba rek démb ba léegi jeunes éleveurs yi. ñoom El Hadj Malick Ka ak ñeneen ñi nga xam ne aussi dañuy jóge ay Vélingara Ferlo ak ñeneen ñu bari sax dugg si nañ dëkk bi. xëy na tamit nag xaru càmm gi. léegi ñoom it dañu leen di xont di leen toppatoo. di leen organiser parfois boo leen gisee bu leen séeréer gisee rek day defee ne xaru yaar la. mais ñu ci bari ay xar la yoo xam ni boo ñëwee ci ki fay nekk sax dangay xam ne kii moom sàmmkat. ci xayma ñaata ñoo fa nekk ci xar. waaw loolu mënuñu ko wax exactement parce que données fiables yi nga xam ne tegu na ci dëgg mooy yooyu ministère de l'élevage moo koy am parce que moom mooy recevoir ay laissez-passer yi. dégg nga xam ne bu wàcc li ñu soxla ndax yéen natt ngeen waaw soxla bi nga xam ne soxla nañu ko yi war a ñëw ci biir marché yi c'est environ de 800 000 têtes. bon parfois aussi dañu doon wax ne boobu xëy na doole Sénégal taxawee wul noonu ci xar yi dañu doon wax ne lu war a tolloog ay 200 000 têtes bu dugg see fekki si li fi am. yaakaar nañu ne dana am mais nag li ñuy tabaski ëpp na loolu parce que ñun ay millions sénégalais lañu te xam nga ne suñu jullit yi bari nañu fi kon ñoom li ñuy wax te ñu mun koo compter mooy yi nga xam ne. dafay jaar ci officiel yi la ñuy compter. parce que waaw di jaar ci frontières yi après ñëw ci marché yi.
parce que marché yi moom dafa am ñoo xam ni dañuy recevoir jur gi ñu xam ñaata jur la ñu recevoir mais li traverse frontières yi aussi ñoom dañu koy xam. waaw mais est-ce que nit yaa ngi jënd. pardon nit yi ndax ñu ngi jënd. waaw foofu nag mooy problème bi parce que xam nga nit ñi aussi kenn mënul xam ku denc xar ak ku dencul xar te nit ñi aussi du ñu yëngatu am na ci ñoo xam ni comme ni ngeen ko waxee sànq loolu yéen waroon ngeen ci mën a sensibiliser aussi mooy nit ñi dañuy wax naan man appartement laa yore aw ma fu ma denc te ñu bari dañuy denc parce que loolu moo tax at yi paas yëpp dafa doon am ay invendu bu amee ay invendu nag loolu peine bu rëy la woon ci opérateurs yi ak éleveurs yi. mais invendu bi nga xamante ne am nañ ko daaw est-ce que nekk na loo xam ne dayoo la ba mën a lor ñi nga xamante ne ñooy éleveurs. non non daaw moom ça va parce que xam nga li tax daaw mooy daaw de avant parce que ñun dañoo nekk ak ministère de l'élevage ak finance ak banque yeeg yooyu dañoo nekk en permanence ci waxtaan. saa yu tabaski bi jàll rek dañuy waxtaanaat ñu évaluer li jàll ñu seet conséquences yi mais ñu seet acquis yi aussi waxtaan ci naka la ñuy war a mën a organiser waat bii ñëw mais bali ba mu ñëwee dañoo waxtaan ak nit ñi fekk invendus yi dafa toppante trop nit ñi di wax banque yi aussi ñuy kaas naan yéen doo leen fay bor ñu ni nit ñi aussi parfois yéen a koy def parce que da ngeen a gourmand yow boo amee capacité indi junnit xar da ngay indi juróom benn téeméer su ko defee bu fekkente ne dem na ba wàññeeku après nga dem jëndiwaat indi. te aussi dernière minute bi nga xam ne aussi moom la consommateur yi di def aussi boobu day indi jafe-jafe parce que boo bàyyee ba 2 jours 3 jours de tabaski nit ñi song marché bi ñu jënd la fa nekk mu jeex opérateurs yi dañuy xam pour delluwaat sur le terrain aussi ngay jënd di rek groupe waat transporté waat ñëw. loolu risqué la waaw parce que bu boobaa ki fi nga doon fay 100000 transporteur bi mun na la taxe 300000 wala 400000 parce que day fekk ñeneen ñi ñëpp julli si nañ dem nañ julli ji moom moo fa des. te nga am risque aussi boo transporté ñàkk sa xaalis nga ñëw fii fekk julli bi passé na doo jaay. te ren aussi xam nga nit ñi demuñu màkk. parce que bu ñu doon dem màkk ñibbisi aussi loolu dañuy jënd ay xar. loolu mënoo ko prévoir ren. te surtout nag aussi. même déconfiné nañu nit ñi. waaye aussi tamit dañoo wax nit ñi nañu def attention ci ay xew. dégg nga kon daji yooyu aussi xam nga dafa xaw a wàññeeku tuuti. loolu moo tax nit ñi seen carte benn la mooy jaay ci julli gi. waaw mais yéen ci affaire Covid bi am na 3 milliards yu nga xamante ne état du Sénégal jagleel na leen ko. j'espère que jot ngeen ci. ah oui. waaw kon kay problème boobu dootul posé ti. ëpp na loolu sax. ëpp na li ñu leen jox ëpp na loolu. ëpp na 3 milliards parce que 3 milliards yi am na loo xam ne li pour appuyer. ñi nga xam ne dañuy def opération tabaski. loolu ñu dégal teg ko fenn ci biir fond stade pour nit ñi. di ci leb di jënd 1 milliard. 3 milliards. dégg nga loolu nit ñi di ci leb di jënd mais dañu koy delloo. d'accord am na aussi 3 milliards boo xam ne bi dañu ko jënde aliment de bétail. kon kay léegi. ren war nañu espérer quand même que prix yi wàcc parce que chaque année da ngeen di wax ni prix yi dafay wàcc mais dañu rendre compte ni da ngeen ci laxas jaan. quand même déedéet prix yi musul yéeg. si parce que xam nga lu tax. xëy na sénégalais ak jàmbat dafa ànd waaye boo seetee xar. boo xam ne bii baax na war nañu ko mën a tabaske pour jaamu yàlla. boo ci ñàkkee wax dëgg yàlla 100000. jaadu na. te ñii xam nga li ñuy ñàkk ci ay cheveux naturel ak yenn njëriñ yi yooyu du ci dara yooyu du dara ci ñoom. mais loolu kay ça n'a rien à voir ak ñi war a jënd xar. ñi jënd xar kaw li Daouda di wax moo fi nekk. cher na. aliment de bétail yi ngeen doon jàmbat nee nga subventionné nañ ko. ndax subventionné sax unité de production aliment de bétail donc normalement war na gën a mën a yomb. taxes yeeg exonération yi nga waxoon teggi nañ ko it pour xar yi bu ñuy ñëw mu yomb ci yéen war nañ ko mën a sentir ndax contexte bi ñu nekk xëy na moo tax état bi def loolu. foofu araam gis nga boo seetee jur yi nekk Sénégal nga seet li ñu am ci ay xar moo war a nekk 6 millions et quelques maanaam 7 millions yu manqué tuuti ñu am plus de 3 millions têtes bovins yooyu yëpp boo seetoon 3 milliards yi nga seet li muy jar ci aliment nga diviser ko par bul sax jël jur yëpp defal 40% xar yi
nga def 50% nag yi nga seet nga xam ne loolu yëpp tey li ñu am ci ay xar te ñu koy indi fii bu ñu waxoon Sénégal état bi jëlal benn bis boo xam ne bii bis boobu yow yaay dundal xar yi mënu ko. parce que dafa bari. maanaam montant boobu néew na sax ci besoin yi ngeen waaw da koy def ndimbal la mënoo ko bañ a rafetlu parce que am na fu mu féete te nit lu mu comp jox la ko loolu da nga koy rafetlu mais am na lu gën a sérieux parce que durant bi nga xam ne yaa ngi yar xar bi li ngay def ci sàmm li ngay fay ci ay forage li ngay fay ci aliment de bétail li ngay fay aussi ci transport ñëw fii ak boo ñëwee aussi gardien yi ngay jël pour mën a garder jur yi. parce que ay centaine de têtes nga def leen ci benn dand foy loolu xam nga wóorul fere yooyu rek waxuma la dara mais fere la parce que li ngeen di wax naan da ciy la xas jaan loolu ñàkk a xam la waaye nit ki bu fekkente ne am na tuuti plus boo xam ne bi tegu na ci njëgu xar bi da koy jaay débranché wu ci moom parce que boo ko téyee dafay lekkaat la nga xam ne moom nga ci waroon a am te wóorul it da nga ko jaay ndax benn bis rek ngay xaar mooy tabaski bi. nit ñi dañuy jékki-jékki xamoon ndax yor nañu xar wala yoruñu xar ñoo ngeen a teg dégg nga mën nga dem ba la veille du ñu ñëw yow da ngay obligé transporter waat jur yooyu nga delloo jëndaat aussi aliment di leen dundal. non fan yii ci ginnaaw dama la dégg ci benn interview nga wax ni dafa am benn mafia bu nga xamante ne dafa nekk ci élevage bi te soo moytuwul nar na yàq secteur bi. est-ce que mën nga dellu soit ci loolu et puis nga expliquer mafia bi fan la nekk ak ñan ñoo koy def. xam nga mafia bi. mun naa la wax tey problème foncier. waaw problème foncier dafa sérieux ci Sénégal. nit ñi ni ñu koy jëlee du dëgg du yoon baaxul. dégg nga te kenn ku ne xam na ne loolu dafa yàqal élevage. dafa yàqal nit ñi parce que réew mi ñu ne. bu ñu waxee nañu la jox ay parcelles du tey parfois da ngay dégg nit ñi naan waaw yéen éleveurs yi da ngeen a topp jur gi naan ndik rek fokk ngeen organiser wu yeew ko fenn. lii tey prouvé na ne kenn ku nekk dafa bëgg xar individuel pour nga mun koo tabaski bu gàmmu ñëwee aussi la même chose su fekkoonte ne xar baa ngi jar 400 000 500 000 nag bii di jar ay 2 millions 3 millions fu ñu jëm dégg nga loolu moom mooy problème bi mooy ñi nga xamante ne dañuy ñëw di jël suuf si dégg nga zone bi nga xam ne sàmm yi waroon nañu ko sàmm foofu sàmm wala zone bi nga xam ne waroon nañu fa jaar wala suuf si nga xam ne waroon nañu ko utiliser pour élevage. mais suuf si ndax ñi sàmm ñoo ko moom wala suuf bi dafa bokk rek ci li état bi moom. suuf si ñun ñëpp a ci bokk mais yow da ngaa am droit ci am kër kii béy mu am droit suuf su mu béyee sàmmkat bi aussi am droit ci suuf su muy béy. souvent coow li nga xamante ne mooy faral di ñëw droit coutumier rek la ñuy fësal sama maamam wala ñun ñii hérité nañ ko tel loolu noonu ak fi jamono toll. ñu commencé waat di tëggaat texte yi di def réforme di xool foofu it est-ce que amoo leen taxawaay boo xamante yéen en tant que organisation war ngeen ko def mën a waxtaan yeeg kilifa yi pour ñu octroyer leen ay terres yoo xam ne di ngeen ci mën def loolu. gis nga Aram nit ñi fokk ñu delluwaat à la base gis nga problème yu bari ndax bu fekkee dëgg la ñu wax te yàlla tax parfois yéen médias yi yéen a ñu jàppale gis nga tey. liberté bu ñu am gannaaw yàlla yéen médias yi parce que yéen a ñuy wax lu bari yéen a ñuy won lu bari ngeen am seen liberté même revue de presse bi dañu koy def en français mais ni ñu ko defee en français la ñu koy defee en wolof ku jàngul nga xam mais parfois aussi ngeen def loo xamante ne li dafa yàq parce que li tax da yàq damay gis ni yéen bu dara xewee ki ngeen di attaquer directement mooy président de la république or que man am na loo xamante ne li parce que loolu dafay am noo xamante ni boo traité noonu information bi mën na yàq. mais moom mooy jiitu réew également. waaw mais en tant que njiitu réew njaboote ñëpp. am na loo nga xamante bu ñu gisee mu sooxe moom lañ koy wax parce que moom mooy kilifa ñëpp. bon Daoud. attaque boobu nag man dafa am na. man tuddoo ma ko attaque sax. mais dama ne problème bu amee man maa ko tuddee noonu mais dama lay expliquer que ni pour man. problème bu amee. war nañ koo wax ba nga xamante ne ki nga xam mooy kilifa gu mag gi jot ci. ba nga xamante ne dina mën a joxe instruction yu war pour ñu ko war a régler ko. kaay ma wax la gis nga problème yi am actuellement. temps Senghor tuuti laa ci fekk mënuma ci nettali lu bari mais Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall fekk naa
gis nga problème yi am actuellement ci Abdou Diouf la déparé woon gis nga service élevage dafa amoon ay espace titre foncier état yoo xam yi état moo ko moomoon am na ñu ko tegoon bët Abdou Diouf ba mu demee rek la ko gars yi commencé déclasser di ko organiser pour ñu jël ko ñun bi ñu koy yëg ba di ci coow fekk jël nañu ci lu bari ñu arrêté. mais ñoom créé nañu may ma rek may ma rek ngir yàlla may ma rek. léegi ranch dolli xanaa yéen li nga xamante moom moo ko taxoon a jóg. pour que ngeen mën a yóbbu foofu seen jur ñu màng. démbale ma rek daaw da xamoo fi ma jëm. danaa ko gàttal aywa dégg nga gis nga ba loolu amee. ñee dem Macky Sall la ñëw aussi ñooñu yootaat ko ñu jëkkale ko. gis nga loolu li tax mu bon mooy ñi koy def nguur moo waroon a dal ci seen kaw delloo si leen dans l'ordre ñi koy jël suuf soosu di ko jaay am nañu ay kër am nañu liggéey dañuy fayee ko seen salaire am aussi ay retraite te suuf soosu tey logements sociaux yi état di wax munoon na jël suuf soosu tey la ci nekk Thiès munoon na am ay plus de 2000 parcelles wala 3000 parcelles mu jox ko ñi nga xam ne amuñu woon ay kër. dégg nga yooyu bi ñu koy coow su fekkoonte ne tey ku mel ne yow wala ku mel ne Barka Ba wala Pape Djibril wala ñeneen ñu mel noonu déplacé wu na ñëw def enquête yi xam li ci biir yëpp ba pare dégg nga ñu mun koo posé ci table bu ko njiitu réew mi fajul ñu xam ne nag situation bii ci moom la. dafa am problème yu nekk à la base xam nga nit ñi. dëgg rek a neex yàlla gis nga administration état gars yi défendre wuñ ko li ñuy défendre mooy collègue. te problème yooyu nag à la base la gën a am. te loolu nag état bu ñu ko défendre état di yàq dégg nga problème boobu moo am yi ngay gis nii yépp tey boo ko toppoon. da ngay fekk bi mu sooke bu yàgg bari na. mais problème boobu ndax exposé ngeen ko seen tutelle ministre am na fi bu leen jiite. te xam secteur bi. nekk un homme du sérail kooku xanaa jébbal ngeen li nga xam ne moom nga wax léegi. arab gis nga élevage dafa transversal. ministère de l' élevage moo yore càmm mais yorul suuf. agriculture moo yore mbéy mais yorul suuf. suuf si aussi dafa am ay domaines yu bari dafa compliqué parce que même collectivité territoriale am na lu mu yore am na lu mu yorewul. dégg nga man li ma doon gënal mooy problème bu amee ñu traité que d'une manière boo nga xamee ngeen def ay investigation à la base ngeen xam ko su ko defee ñu posé ko nag génnee ko foofu forcé ñu defar. mais bu ñu def ay coow ci kaw léegi yow mi nga xamante ne yaa ngi nekk ci secteur bi. man question bi may laaj. mooy ranch dolli bi nga xamante ne dañ ko sàkkoon pour loolu. pour que yéen éleveurs yi ngeen mën fay yóbbu seen i jur ñuy màng. est-ce que ranch dolli rôle bi nga xamante mi nga daan joué da ko mënatul joué. ak comme ni nga waxee problème yi nga exposé yan solution ngay teg sur la table pour que autorité mën ko saafara. waaw gis nga ranch dolli. waaw mënul dalal élevage Sénégal yëpp. dëgg la loolu mënu ko nekk mënul. dëgg la génne nañu 6 milliards. ñu clôturé ko. affecté fa personnel boo xam ne bi moo fay nekk ak éleveurs yi boobu moom mu ngi tegu ci raay di dox mais lu mel noonu dafa waroon a am partout xam nga nag li ñuy wax noonu mooy man bu ma demee ba may wax mafia am na lu ma gis. waaw loolu lañ bëgg a xam. dégg nga loolu li ma gis nag mooy li ma la wax. dégg nga loolu du man ay président de la république ak yooyu yëpp ku dimbali nit ñi ñu génn ci li ñu ne moom moo ñu gënal te aussi bu fekkente ne yaakaar naa ne problème yi génn nañu teg ci bët ñu saafara ko dégg nga te suuf si nga xam ne moom la ñu yore tey damay wax toujours ne ñun suñu population day augmenter ñoo ngi environ de 16 millions d'habitants. ñu am moins de 200 000 kilomètres carrés. loolu bu ñu ko seetaanee nit ñi séddoo ko musiba lay juri ki gënoon a am day gën a am ki gënoon a ñàkk ki ñàkkoon dafay gën a ñàkk moo tax nag aussi ñu organiser que d'une manière ay zone pastorale ak zone agriculture loolu dafa baax parce que béykat ak sàmmkat aussi bis bu ne nga dëgg ne xeex nañu ba ay bakkan wat mën naa la wax rek ci lu gàtt nga baal gis nga fii département de Mbour ci wetu aéroport Diass am na fa benn tool étranger boo xam ne bii foofu la nekk dañuy doon traité tool bii ci biir ñu jël ñax mi ñu sànni ko ci bitti ay nag lekk ko ñu dee juróom fukki nag ak ñett
yoo xam ni kenn nit moo ko moom noonu la leen ñàkkee tamit dafa garaaw. alors tey lan la ministère war a mën def même bu dee da nga ne secteur la boo xam ne dafa transversal. mais day am fu muy jógee c'est-à-dire il faut que kenn porter dara. am dox jéego yum siy dox pour que ñeneen ñu mën leen instruire président def ko pour ñu fekk ci ko si liggéey boobu. ministère lan lay def pour jàppale leen ci loolu fexe ñii nga xamante ne ñooy bay mais surtout yéen ñi yor jur gi ngeen mën a am suuf pour mën a yar seeni jur. gis nga boo waxee suuf. jàngkat intellectuel yi nga xam ne ñoom noonu la ñu koy déggee ci ay France lañ jàng gis la fa nekk naan dangay am ferme noonu la ñu koy déggee loolu la ñu bugg a mu am te loolu nag boo amee xar yi ngeen di wax nii tey dootul am parce que xar man mënuma yor junni xar ma taxawal ko benn place ba pare da ko jox ndox di jox lekk di fay ay sama di def lépp di def gardiennage ba ma ko war a jaay ma koy jaayee ay prix yu yomb yooyu fokk la yëpp charge yooyu yëpp a ci biir la ne dégg nga loolu moo tax gis nga problème bu amee da nga koy adapté ci sa contexte réew. dégg nga li Sénégal bindoo suñu problème noonu la war a bu ñuy développé noonu dañuy xool ni suñu réew bindoo ñu adapté ko ci loolu ñu dox. te aussi tamit politique bi nga xam ne ministre élevage war na ko mën a tëral. moom ci élevage rek la ko war a mën a jëme mais mënul dem ci loo xam ne bii ci beneen département ministériel la mu jéem fa am lu muy dogal dégg nga dafa am loo xamante ne li fokk kii aram yéenaa ñu mën a dimbali. déet moom lan la ci mën finalement da nga bëgg a wax ne kon ministre Samba Diobène Ka li ci problème bi mun ci dara. du ma la wax munu ci dara mais du ma la wax it mun na ci dara parce que li ñu ko dénk la war a mën a liggéey. mais li nga xam ne dénk ñu ko ci yeneen loxo la nekk. loolu moom nan lay rombee li mu yore ba dem di dogal ci loo xam ne li dénkuñu ko. man bu ma la déggee. Comme ni ñu créé ay domaines agricoles. noonu lañ mën a war a jël pan lu mel ne Ranch Dolly. ñu démultiplier ko. mu am par exemple Fatick am Ziguinchor. wala am ay yeneen domaines ak affaire yooyu nga xamante ne yéen éleveurs di ngeen ci mën a gis seen bopp. voilà parce que ñun dañuy nekk xale. dañu doon gis ne dañuy wax ne côté bii la ñuy béyee. côté bii la ñuy sàmmee. loolu bu demee ba ñu jub ci nawet dégg nga dafay am ay CRD présidé par les gouverneurs. béykat yi toog sàmmkat yi toog ñu waxtaanee ak service technique yi dégg nga gouverneur def ko préfet def ko sous préfet def ko dégg nga waaye tey caay yi dañoo jaxasoo man mun naa la wax même tey le code forestier aussi ñoom benn nañu seen code teg dégg nga boo seetee code bi yow boo ko jàngee. su lu technique la ci nekk ci biir technicien moo ko mën a maîtriser mais commission nationale ak régionale yi nga xam ne ñoom ñooy commission conservation des sols dégg nga defuñu ci OP yi paysans yi te ñooñu waroon nañu ci mën a bokk aussi di assiste tey dangay dox ba tasek eaux et forêt mu ne la type dégg nga mu ne la gor nañu fee garab yow yaa ko def yóbbu la tëj la wala ñu fay loo la te loolu aussi li tax mu am danger bi ñu koy defar mënoon nañu nu tooglu ñu waxtaan parce que li ci biir nag xaw ma lépp xaw ma waxuma looloo am. mais su fekkee looloo am danger la par exemple tey su fekkente ne wax nga ne éleveur bi li mu fay da ci am par exemple rek 30% boo xam ne dafay motiver ki jàpp loolu boo ko defee benn séeréer moom bés bu ne dafay bëgg jàpp. parce que ay affaire am la kon lu man su may wax mafia façon yooyu la. redressement yu war a am à la base yoo xam ne yooyu yéen médias yi am seen liberté bopp surtout les privés yéen a ñu ci mën a dimbali. alors dafa am sànq loo wax loo xamante ne bëgg naa ñu taxaw si. nee nga xar yi Mali. ak fu mel ni Mauritanie. la ñuy jógee. ministre bi sax déggoon nañ ko mu naan Burkina signalé wu la xaw ma nag finalement indi nañ wala indiwuñu mais bu tabaski jotee. Sénégal ak li nga xam ne yëpp jot nañ ko def ci ay jéego lan moo ñu empêché tey ñun ñu am possibilité am autosuffisance en mouton ba du soxla ñuy jéggaani at bu jot tracasserie yooyu dina leen wàcc ak yeneen dina leen wàcc lu tax mënul nekk fii. waaw Aram gis nga fii ci Déva Liberté si waa Burkina Faso ñoo nga fa benn coopérative pour tudd Santaba ñoom ñëw nañu fi. mais dañoo yore ay xaru azawat. bon li tax ma wax loolu mooy. xar Sénégal manqué wul amul benn signe bu mun a prouver ne li ñu am ci ay xar mënul yore suñu réew parce que
daaw wax nañu ne xar manqué na mais une semaine boo demee dans les marchés nga fekk fa ay xar yi fi ñuy nekk sur le terrain mooy yow da ngay leb banque. wala sa xaalis boo denc. nga dem di jënd di regroupé ba pare nga waxaale transport nga transporté nga indi ko Dakar wala nga yóbbu ko Ziguinchor wala feneen boo ñëwee commencé jaay ba sori nga envoyé say xale nga leen dem leen jëndaat di regroupé dégg nga su ko defee ñu rek mais bu fekkee marché bi doxul yow xam nga ne banque baa ngi lay xaar di la war a fiyeeku su après tabaski ñëppay tranquille yow boo fiwul doo tranquille da ngay def attention ci la ngay def dégg nga ay Burkina ak ñoom Mali nag yooyu ay pays CEDEAO ak UEMOA la dafa am accord bu nekk ci diggante réew yi ñoom dañuy am libre circulation personnes et des biens. buñ fi dugalul yëpp ñun mën nañu yor suñu bopp. ah man de ci li ma gis nii su fekkee consommateurs yi farlu nañ mun nañ leen rabitaay. lan mooy farlu ci lu ñu joxe ci xaalis non teel a jënd. la nga soxlaa ci xaar. bu ñu jëndee avant une semaine wala 5 jours mooy tabaski xar dana ñëw. foog nit ñi dana ñu ko jëli ñu ñëw. daañu ñëwaat ci moom ci kanam Ismaïla Sow Mbaye sañse bi rafet na dinañu ñëwaat léegi ci suñu gan di Ismaïla Sow mi nga ko doon wax sànq moo jiite conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal jiite tamit conseil national maison des éleveurs bi nga xamante ne nii moo nekk ca Thiès du ñàkk ci kanam tuuti mu gën a yaatal ci li nga xam ne gis nañ ko léegi déjà ci journal bi mu bokk ci li nga xamante ne mooy Covid bi ndax it ci point de vente yi geste barrière yi dañuy ñaax encore une fois ñi nga xamante ne ñooy ñi fay dem sol masque waaye it ñiy jaay ñoom it naka noonu ñu doxalee nu ni mel yenn saa yi nag xam naa Ismaïla Sow dina ma tontu ndax lu ci ëpp daal man mbokk mi kaala laay gis daal ñu ne ma mel ni kaala gi daal mooy masque yi. waaw merci beaucoup xam nga kaala dafa bokk ci masque yi nga xam ne ñoo gën a sax baax parce que boobu day nubba gémmiñ nubba bakkan mais nubbaale nopp aussi. waaw te comme dañu ko recommandé noonu nag li mu leen di gën a diggaa rek mooy que kaala yooyu aussi nañu ko farataal. mais respect geste barrière yi. dañ koy faral di wax. yéen à votre niveau yéenay jël loolu en charge maanaam fexe nit ki bu ñëwee raxasu bi surtout bu mënee nekk ci bërëb yi wala loolu du point de vente yi ñoo yu bëree ko am. non c'est que loolu kenn ku ne mun na ko jëlal boppam en charge parce que gel yi. waaw da nga koy yore def ko sa poos sa kaala moom mu ngi fi. dégg nga et aussi dara ji tamit dañ leen a recommander aussi nañu ko def kooku moom. Covid bi tey boo doon xayma ci li nga xam ni am na ko impact ci secteur bi. waaw xam nga impact bi mooy ren amul ñu dem mag kon bu amee lu des ci ay xar kan moo koy jënd. dégg nga te aussi ñi daan dem makk yëpp bu ñibbisee seen cérémonie yi éleveurs yi ñoo leen di jaay ay jur loolu benn la ñaareel bi aussi tamit mooy ren gis nga ba ñuy tere aussi marché yi ñu tëj ko. waaw éleveurs yi jaay ñu woon mais loolu tamit am na comme ne ko tubaab di waxee rek bënoon ne tombé passé jàmm du ñëw dong. dégg nga xëy na loolu yàqaan na foofu mais aussi dana impact ci tabaski bi waaw. jërëjëf Ismaïla Sow le président du conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal on passe à la page publicitaire.